ginnaaw paatuk secrétaire général MFDC Abdou Elinkine Diatta ca Lomp kenn ci ñi amoon ni gaañu ki ci rëcc ci yooyu blessé mujj nañ ko daal di opéré ci jàmm ca Ziguinchor ba docteur ya jàpp ne bakkan ba nekkatul ci xott BRT bus rapide transit bi ndorteel ak liggéey bi la koy mandargal ci xew bu ngoonee ca Guédiawaye fa janoog préfecture bi ci teewaay ak njiital président Sall askan wi ñenn ci ñoom di tiit nag ak chantier yu bari ci Ndakaaru ak xataay ci wàllu dem ak dikk ñinu ci yëkkateet ci wàllu loole di ay travaux ñeel BRT bi ñu dëkkee ca Grand Médine ci Ndakaaru ñoom ne jot nañ ci ndàmpaay mu des ci wàllu la ñuy sàkku ñu sancal leen ca fu mel ni Kër Massar wàllu xibaar bokk na ci administrateur civil yi Sénégal yi yëglu bu na sañoon ñu gën leen a wekk ñu ne bu nu ko méngaleeg solo gi ñu am ci liy doxal réew mi ci assemblée générale ordinaire la ñu ko xamle bitim réew Georges Déthié Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay laa Jaasaan li ci gën a fës. daañu dem ba ca Guinée foofee lu toll ci ñetti téeméeru nit ñi nga xamante ne ñu ngi cosaanoo ci Afrique sowu jant lañ fa teg loxoom ñaari mbir moo tax ñu jàpp leen ca Mali moom kuréel bi tubu au conseil pour l'unité de l'Azawad dafa bëgg nekk ba parti politique loolee li ko waral moo di dañoo bëgg gën a ñongal xaatim bi nga xamante ne xaatimoon nañ ko ci atum 2015 ngir jàmm am foofu ca Mali. grève illimité yu magistrat yi ca Algérie ñoom dañoo bëgg seen indépendance bëggatuñ gouvernement bi di leen joxoñal fa ñuy dem. jërëjëf Georges sport gi Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu. maa ngi laa fay la jasal bismillah. daanu waxtaanee li nga xam ne moo jëm ci wàllu coupe du monde bi ñu jagleel U17 yi gannaaw bu ñu amee ndam démb ñi ngi yëngu ci wàllu tàggat gone yi am na njàngat lu nu ciy def waxtaane tam wàllu équipe nationale A ak Mamadou Niang gis-gis genn gu mu am ci équipe bi Aliou Cissé Pathé Keita nekkaat na président équipe bu Guédiawaye basket club fii nag dina wax la mu na ma def kon ci bopp boobu la équipe ci at yi di dikk. Malal Junior Diagne yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye gis-gis ak RFM tey jii dem ak dikk bi ci Ndakaaru ndax projet yu mag yu nu fi sumb autopont yi ci la BRT ak TER bi dina doon ak tan ci dem ak dikk bi Ndakaaru mooy waxtaan weeg RFM dañ ci ànd ak ki ñu dénk wàllu lépp loo xamante ne mooy étude ak stratégie ci CETUD monsieur Khadim Cissé waaye Ibrahima Ndongo expert la ci wàllu transport ci technique bi Abdoulaye Diop. Ziguinchor la ñuy wutaleeg ñi nga xamante ni mooy paatu kii di secrétaire général bu MFDC Abdou Elinkine Diatta bi nu koy faat ci Lomp am noon na ñaar ñu ci ami gaañu kenn ka faatu ka ci rëccoon nag ñu rawale hôpital bu Ziguinchor ci xibaar yu mujj ñeel ka tukkee ci kër docteur mooy daal dinañu ko opéré muy ci li nga xamante ni mooy poojëp ndeyjoor ba di ci óomëp càmmoñ ba yëpp ci it kër docteur am yaakaar ne bakkan ba nekkatul ci xott kenn ci yooyu kilifay kër docteur ci Ziguinchor Pascal Faye ak Lamine Ba. fusillade bi mu amee indi nañu ñaari blessé fii am na koo xam ne dafa egg si def 10 minutes après mu gaañoo mais am na keneen koo xam ne dañ ko gaañ ci poccu ndeyjoor bi beneen tànk bi ci oom bi mu ñëwee nag spécialiste yi maanaam docteur yi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci côté yooyu yëpp ñu ngi fa woon parce que directeur dafa demandé woon ñëpp ñu ñëw docteur yi paramédicaux yi ak administratif yëpp ñu ngi fa woon bi mu ñëwee nag toppatoo nañ ko li ñuy wax les premiers soins au niveau des urgences ñu xool que ne dafa war a dem bloc dugal nañ ko bloc opératoire faj nañ ko opéré ko ba léegi mu ngi si jàmm te ci suba dem naa fa seet ko ba laajte naa ko nee na métit bi mu ngi wàññeeku et il va bien il est conscient ba fi mu toll nii mën nañ ne daal maanaam nekkatul ci danger daal fi ñu toll nii. kon li ñu ci waroon def yëpp def nañ ko ci. li ñu ci waroon def yëpp def nañ ko wut nañ garab li fi amutoon wuti nañ ko pharmacie li amoon fii yëpp wut nañ ko ba defal ko sans aucun problème. fu mu nekk nii saa bi ordonnance. effectivement léegi jàpp nañ ne daal nekkatul ci danger. leeral la yu tukkee ci Pascal Faye mi responsable division communication hôpital Ziguinchor ci kenn ci blessé yi ci cong gëwoon ci Lomp ci secrétaire général ba woon bu MFDC Abdou Elinkine Diatta faatu ca jàpp leen ni blessé bi ni mu ko waxee mu ngi jamono yi ci wéyal ak pajom ginnaaw bi nu ko opéré ak ndam ci hôpital bu Ziguinchor RFM benn waxtu tegal juróomi minute bus rapide transit bus la buy dawee Ndakaaru ci biir ba Guédiawaye ci banlieue ba tey bu Ndakaaru ci anam yu gaaw ak yoon ak boppam bus boobee liggéey bi nanu mandargaal ndorteli ci xew bu am ngoon ca fajanook préfecture bu Guédiawaye ci teewal ak njiital président Macky Sall fa muy jaar bus boobee ñenu ci yëkkate bokk na ca ñu dëkkee Grand Médine jot nañ ci ndàmpaay naam waaye bu nu sañoon ñu ne ñu sancal leen Kër Massar ci seen kàddu wala président association ñu dëkkee Grand Médine El Hadji Ndiogou Guèye ak Hadj Ndiogou Diène. jafe la woon début bi mais finalement biñ ñu permettre ñun ñu toog ci waxtaan yi bokk si waxtaan nañ ci ñaari pàcc benn bi mooy ci suuf si nan la ñu ciy fayee beneen bi mooy ci li nga xam ne moom la ñu tabax li dellu ci suuf si fay nañ ñu ko boobu bu ñu ngi ci dellu ci téeméer ñaar fukki junni lañ ñu fay par mètre carré
mais bu delloo ci wàllu li nga xam ne mooy tabax bi xam nga dafay varier am na ñoo xam ne ardoise lañu def ñii terrasse lañu def am na ñoo xam ne dañu carrelé maintenant ci base yooyu nag lañ ko calculer waaye li mu mën a wax mooy lépp loo xam ne amaloon nañ ñu ko moom ci foofu fay nañ ñu ko donc délai yi nag ci fin bi gàtt na mais ñun bi ñu gisee ni urgence am na tamit ñu jàpp ni am na ñoo xam ne fayoon nañ leen am na at ñenn ñi la ñu mujjee fay mais teewu rek waaw li ma doon wax mooy mètre carré yi bu dee suuf si ñu ngi fay 100 000 francs le mètre carré bu dee tabax bi nag dafa varié parce que xam nga tabax dafa am ñu tabax ardoise ñi terrasse ñenn ñi dañu carrelé ñenn ñi carrelé wuñu donc foofu la varié mais li ma mën a wax rek mooy li ñu waroon fay moom ci tabax ak suuf yëpp moom fay nañ ko impact yi yëpp suuf fukki juróom-ñaar fukk kii la juróom-ñaar fukk la ak ñeent donc muy 74 impact la voilà xam nga urgence dafa amoon ci jóg bi donc urgence boobu dafa taxoon nit ñi mënuñu comme jotaguñu woon suñu terrain Malika yi état bi ne dañuy def relogement temporaire léegi nag relogement temporaire boobu ñun leen yéen da ngeen koy jël en charge maintenant ñoom jël nañu en charge 6 mois de logement donc ñenn ñi Malika lañ dëkki ñenn ñi ñu ngi Kër Massar ñenn ñi ñu ngi sax aux alentours de Grand Médine mais finalement état moo ko jël en charge en attendant ñu attribuer ñu terrain yi nga xam ni moom la ñu moom fee ci Malika. BRT boobu nag di ñëw ci li nga xamante ni mooy dolliku ci pexe yi nguur gi jóg te boobaak léegi ngir yombal dem ak dikk bi ci Ndakaaru ku ne xam ne jafe-jafe yi neen ci Sénégal sax waaye Ndakaaru da caa rawati ci wàllu woowu jàppale ni boobu BRT di bus rapide transit Petersen bëgg jëwaay la daw 300 junni ci ay client bëccëg gu ne dina ko yëpp loole kon ci wàllu baral gi ñeel dem ak dikk defar gi nag laata muy noppi la ñenn ñi tiit rek naka ni TER bi demee na woon fa woon ci wàllu jafe-jafe maanaam yëfi daal ci gàttal naqari laata muy neex di jamonoy livraison ba Kumba Sanjaan Fay. fukk ak ñaari commune la fas yéene jaar moom BRT fas yéene jóge gare routière bu Petersen wutali Guédiawaye di jaar boulevard Général de Gaulle boulevard Dial Diop rond-point Liberté 6 Grand Yoff Parcelles Assainies Cambérène liggéey yi fas yéene door. Guédiawaye waxuñu ba ay côté Grande Mosquée. fan lañ la war na fa lay jógee. non xamaguma ko nag c'est une bonne idée mais xamaguma exactement mais je sais que ci banlieue yi lay jógee dem Dakar ça va arranger le problème. foofee sax ca rond-point Liberté 6 bus rapide transit bi askan wi ñu ngi koy xaar donte sax ñu ngi xalaat jafe-jafe yi leen liggéey bi na ma jural. parcelle unité ci unité moom def nañ fa ay pavé ak yooyu xam naa pour tamit yenn oto yi di aw noonu am na ay tëli yu fa génnee dina indi ay jafe-jafe nit ñi dina xam naa souffrir buñ koy defar ndax liggéey fii Sénégal day yàgg. ñenn ñi mel ni ñuy wax ne kuy defar omelette foog nga toj nen jafe-jafe yu ndaw du ci mën a ñàkk. c'est ça le problème des Sénégalais dañoo yàkkamte dina indi tuuti problème mais je crois ñoom ñu def étude bi prévoir nañ loolu quand même au début il faut que mu am problème mais ça ira quand même il faut que ñu patient un peu quoi. ngir fànk yooyee jafe-jafe ni leen ko TER bi juralee délai bi ñu appelé yooyu lépp liggéey dañu war a sàlloog moom. mais pourquoi chaque fois mu am ay gàllankoor ay problème de délai de livraison TER bi c'est pareil pont yooyu ñuy defar au niveau de Rufisque et ainsi de suite yooyu ñoo tere pont parce que dem naa ba xool. lancement officiel yooyu lépp liggéey ñu namm ko amal tey ci altine gi boobu lépp bus dina transporter lu tolloog 300 junni ci ay passagers bés bu yàlla sàkk askan yu dëkkee yooyu lépp commune di ñaan kilifa yi ñu jël matukaay def seen kéemtalaay kàttan ba mu dal di woyof ci ñoom. Kumba Sanjaan ñu des ak askan weeku nikinam fu mel ni penku Sénégal ca Kédougou foofee ñii di kiliyaani Sénélec ya ñoo yéemu ñenn ci ñoom dañoo xëy rek gis facture yi di yu mujj yi daal di yokk lool ci wàllu kon lan lañ warloo nekk pay këru courant gi am nañu seeni facture jugee ci 1000 francs ba ci daanaka fuluy ñaar moo waral njaaxleeg yëgloog métit wi Sénélec di sàkku ci ñenn ci ay abonneem bu ñu demee ñu indiwaat yooyu facture ñu xool bu fekkee ni am na ca lu nu war a jubbanti ginnaaw ak càmbar ñu def lu ni mel ñu dem Kédougou fekk Ibrahima Jabaxate. bari nañu ay abonné Sénélec yi seetlu yokkute bu jéggi dayoo ci seen facture d'électricité bu bimestre bi ñu weesu nii su fekkante ne am nañu nemmeeku yokkute bu toll ci 200 dërëm ñeneen ñi ñoom li ñu nar a fay moom jéggi na dayoo Tandiagne Camara mooy délégué bu quartier bu Togoro. ñu xam lu xew ci Sénélec parce que da ngay gis ku war a fay parce que man li ma doon war a fay damay fay 20 000 francs ou 25 000 lu mu bon mais indi nañ ma facture 100 000 francs loolu passé suma jabar fu mu ne nii tàllu frigo mais comme contrôle bi daal mu ngi ci turam quelquefois dafa koy fay 1000 francs wala 1500 mais bii yoon indi nañ ko facture fukki junne ñun loolu vraiment jaaxal nañu.
bi ñu jokkoo ak waa Senelec bu Kédougou xamal nañu ne daal ñu ngi ñaax consommateurs yi pour ñu mën a ñëw ci agence bi pour ñu mën a xoolaat facture d'électricité yi Souleymane Sarr mooy jiite agence Senelec bu Kédougou. S'il y a des problèmes de facture nga xam ñun ñoo waroon redresser ñoo def erreur de relève au niveau de la facture il faut se présenter au niveau de l'agence boo ñëwee ñun daan jël facture demande sur les lieux revoir xoolaat index bi bu baax a baax bu fekkee index dañ ko war defaraat ñu defaraat facture bi au cas contraire ñu joxaat la sa facture ni la sa consommation il y a ces deux cas là qui peut se poser. li ñu mën a jàpp rek moo di ne am na ay jafe-jafe ci agence rurale bu Kédougou ba tax na sax ñu bëri yaakaar nañu daal bu ñu ko ériger def ko en agence principale dina tax ba jafe-jafe yu bëri wàññeeku bu baax a baax Ibrahima Diabakhate moo doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Kédougou pour RFM. Ibrahima jërëjëf. Kaffrine moom ñetti école di tout tànk di élémentaire ay weer a ngile amul courant directeur yooyu école li sàkku ci kilifa yi ñu indi ci saafara leeral yi Oumar Ndiaye. daaw lañu toog ñëw coupé ñu courant. école 7 école 5 ak école franco-arabe la mbir mi soxal daanaka lu jege fukki weer a ngi nii yooyu la école dañ leen a coupé courant ndax ñàkk fay facture Aliou Sall moo di directeur ba école 7 nekk ci Diamaguène TP. bi ñu gën a jànkonteel daal fii nii ci Diamaguène TP mooy mbirum courant bi te loolu doon na situation boo xam ne daaw ba léegi ci année scolaire bi ay booru février mars ñu ngi koy dund. lu ni mel ñoom directeur école yooyu ak comité de gestion yi daanaka ñu ne tëcc nañ ba sonn ci mairie bi waaye ba léegi de dara antoogul. Abdou Samb moo di directeur école bu franco-arabe bi nekk ci Diamaguène Centre. ñu coupé courant comme ni ñu koy baaxoo di defee en tant que chef d'établissement fi ñu ko war a wax nañ ko fa. d'ailleurs informé nañ IEF dem nañ mairie mi nga xam ne moo yore courant ak ndoxu école yi wax ko fa. ñu seetlu nag affaire bi depuis ñu wax ko ba léegi mu xaw a sooxe xaw na impacté sax ci pilotage beeg peut-être résultat yi parce que ni ki loolu bi ñu demee ba école tijji situation bi ba tey avancé wul. jamono ji nag ñoom école yooyu di école 5 école franco-arabe nekk ci Diamaguène Centre jàngalekat yi ak élèves yi jafe-jafe yu métti la ñuy jànkoonteel rawatina ci jamonoy xarale yu yees yi ñu nekk daanaka seen liggéey dafay am gàllankoor. Kaffrine Omar Ndiaye RFM. mairie Kaffrine leeral ni bu dee ak ñàkk a pay ñu xool ca weti trésor ga ndax ñoom daal di woon nañ versé lu ëpp ñaar ci million ngir payug yooyu facture ki jiite ca mairie ba bu Kaffrine lépp luy commission éducation di Daouda Wilane la ñu ciy dégloog Oumar Ndiaye. Senelec nag depuis le mois de juin la tànn ci école yi ñetti école xañ leen courant loolu nag mën na indi ay laaj mën na indi jiixi jaaxa et pourtant. Depuis le mois d'avril plus précisément le 30 avril mairie def na benn mandat de virement bu toll ci 2 millions de francs CFA pour fay facture d'électricité yi nga xamante ni école yi moom lañ consommé cela veut dire que maire yi toogul ne yàcc ne cax maire teel na joxe ndigal bañ def écriture comptable yépp ba jébbal ko ki nga xamante ni moo dox suñ diggante ak Senelec kooku mooy trésor yéexaay bi nag mën na nekk foofu mais toutefois maire ak ay collaborateurs am ñu ngi continuer di wax ak autorités yooyu ma tudd mooy payeur wala chef d'agence pour que courant bi dellu si waat ci nu mu gën a gaawee ci école yooyu. diwaanu Ndiaré moom ca Patar ñu fa dëkkee Patar ci pàttali mooy fa étudiant bi nga xamante ne mooy dem si yàlla fàllu seen fekk baax ñu boomoon ko ca université ba ca Ndar foofee askan wi lañu bëgg rawatina mairie ba mooy ab ambulance ngir dakkal jafe-jafe yi ci wàllu rawaleeg maladie ak it stade bu ñuy mën a tuddee seen doom jooju ñuy wax di fàllu seen. leeral li Babacar Diouf. bu ñuy xool jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy am bu ñuy yóbbu seen i jarak ci yenn hôpital yi nekk ci Diourbel wala Touba askan wi nekk ci Patar benn bëgg-bëgg rek la ñuy am muy am ambulance Mbaye Sarr moo di maire bi. ambulance maa ngi koy tawat ñett laa doon tawat ñaar ñi am naa ko waaye ambulance des na ndax dama doon tawat poste bi am sage-femme am na sage-femme ICP bi nekkoon coobe dama doon tawat ñu yóbbu ko fonction publique loolu am na bon léegi ambulance te Patar dafa jot mu war a am ambulance ndax Patar dafa sees ci route nationale 7 à 8 kilomètres Diourbel ngay jële fii ay saret jigéen ju mattu loolu kenn ku ne xam na ne passé nañu ci jamono jooju diggaate la nañ ma nag. xale yi nekk ci dëkk boobu tamit benn bëgg-bëgg rek la ñu gis
moo di ñu tabaxal leen seen stade bi ba ñu jël tur bi jox ko ki nga xamante ni moo doon seen xarit Fallou Sène muy étudiant bi nga xam ne dañ koo boomoon ca université bu Saint-Louis. parce que ñun en tant que jeunesse li nga xam ne moom lañ gën a bëgg mooy lan stade bi ñu tabax ko ñu tuddee ko Fallou Sène muy rendre ko ci hommage loolu vraiment nekk na loo xam ne su ko état defee rek incha allah ñun waa jeunesse Patar dañuy soulager. yi njàmbat yëpp nag ñu ngi ko amal ci ginnaaw bu ñu doon def final bi nga xamante ni moom mooy coupe maire bu Patar Diourbel RFM Babacar Diouf. jërëjëf Babacar administrateur civil yu Sénégal la ñu bëgg ñoom ak wekk gu kilifa yi yokk jëmee ci ñoom bu nu ko méngaleeg solo gi nu amal réew meeku doxinam ñu ngi ko xamle ginnaaw 25e assemblée générale ordinaire njiit lu bees la bu association administrateur civil yi Sénégal Maguette Sène ñu teewlu ko Abdourahmane Diallo. bureau bu bees nag ku ko tudd ne ay objectif ak i ambition yu bees ñu xalaat ne am na ñaari tool yoo xam ne war nañ cee bay suñu waar bi ci jiitu muy. positionnement wu administrateur civil yi ci administration bi war nañ ko yokk naka jekk position bu baax la waaye jàpp nañ ne dañ ko war a yokk ndax administration bi dafa gën a moderne gën a laaj ay exigences donc dañoo war gën a am benn taxawaay buy tax position boobu gën a yokk parce que ku nekk xam na ne administrateur civil sunu vocation mooy gunge autorité publique yu mag yi pour que politique publique yi ñu mën ko mettre en œuvre donc positionné waat administrateur civil yi ci administration bi loolu rek lay doon mooy fexe ba ñun ci suñu bopp ñu ñuy dégg ci débat yépp ñu joxe ci suñu xalaat contribuer ci ndax loolu mooy suñu vocation. ci beneen point ñu constaté ne assemblée générale bi ñu def collègues yi dañoo ñëw bu ak doole teewaay bu am solo bu takku boo xam ne bi daawuloon am ci assemblée générale yi ñu am jàngat bu ñu ci def ñun bureau bu bees bi mooy am na lu bari lu ñuy xaar ci amical bi pour mu taxawu ko pour que ñoom seen condition yi nekk di liggéey ak seen condition wu dund war a mën a yokk loolu lañ jàngat ci seen mobilisation boobu ñu wax ne nag daañu élaborer benn programme d'activité boo xam ne bii dañ ciy dem pour que loolu ñu xool yan tontu lañ ci indi. ñu waxtaanee wàllu koom-koom ak bureau mise à niveau entreprise yu Sénégal lu toll ci téeméer ak juróom fukki entreprise yu nu gunge ci li nga xamante ni mooy wàllu taxawaay investissement ci hauteur 75 milliards njiit la bu bureau mise à niveau teg ca xamle it ay prime yu nu baaxee entreprise fii ci réew mi ci fukk ak juróom ci milliards Ibrahima Diouf moo nekkoon tey ganu RFM matin. mise à niveau bu muy soog a tàmbali dafa doon jàppale ay entreprises yu am taxawaay yu mag yi mais bu ñu demee def fukki at ci mise à niveau après lañ nañu il faut que entreprise yu ndaw yeeg yu diggu doom yi dugg ci tamit mais tey soo xoolee ci xayma ci entreprise yu mag yooyu ñu jàppale gunge leen depuis 2005 ak léegi toll nañ ci téeméer ak juróom fukki entreprise entreprise yooyu investir nañ juróom-ñaar fukki milliards ak ñett lañ investir investissement yooyu nag parce que mise à niveau mooy yow chef d'entreprise bi da ngay investir après ñu neexal la pour encourager effort investissement bu nga def neexal nañ ci fukki milliards ak juróom génne nañ ko ci neexal donc fukki milliards ak benn versé nañ ko directement effectivement ci entreprise yi seen compte bancaire loolu parce que mise à niveau mooy suñ la saytoo bañ gis sa ay faiblesse sa ay sooxe dañ naan la léegi nag da ngay investir saafara loolu soo investir nag loo investir rek. mais parfois tey entreprise mën na nekk jafe-jafe yoo xamante ne du am lu mu investir ko amuñ jafe-jafe nooy investir. dëgg gu wér nga wax mais foofu tamit am na lëkkaloo yoo nga xam ne si dañ koy def diggante entreprise yeeg banques yi wala diggante entreprise yeeg yeneen structure de financement yi mën na nekk ay mutuelles yeeg yu demee noonu ba nga xam ne si ñun mise à niveau dañ naan yow banque tel entreprise tel ñu ngi koy gunge ñu ngi koy saytu ñu ngi koy xool parce que banques yi lu tax duñ financé mooy lu ñuy waxee appréciation du risque maanaam jafe-jafe yu nga xam ne entreprise dina ko am ba xam ne si ndax dina mën a fay suñ ko lebalee. ñoom waa bureau mise à niveau yi waajal ndaje mu nu amal ci Ndakaaru li ko tàmbalee ëllëg lay doon diirëb ñett ci fan di ci waxtaanee wàllu mise à niveau googeeg na mu ko tekkee moom njiit la Ibrahima Diouf ci wàllu fexe ba entreprise yi taxawee ci anam yi war ngir ak suqaliku mise à niveau googu ak la mu doonee ak tëralin ci lépp luy baral wàllug càncum usine cim réew RFM benn waxtu tegal ñaar fukki minutes. RFM bitim réew. Guinée la ñu koy tàmbalee Georges Déthié Diop akuk jàpp arrestation ñeel ñetti téeméeri doomi Afrique yoo xamante ni ñu ngi fekk baax kon Afrique sowu jant ñu nu téye ca Guinée. Sun Afrique taataan ay xibaar yi kay wax ne li tax ñu jàpp leen bokk na ci anam ya ñu duggee ca biir réew mi ak lañ fay def leerut ñu ngi wax itam coowal société bi nga xamante ne day am ni muy jaayee Aji Maguette Ndiaye ci leeral.
ci talaata ak àllarba bi nu génn la ay policier jàpp téeméeri nit ak ñeent fukk ak benn yu làqatu woon ci ay bërëb yu nekk ca Conakry juróom-ñett fukk ak ñeenti Bissau guinéen ñeent fukk ak juróom benn sénégalais juróom-ñeenti guinéen benn burkinabé ak benn gambien loolu la gouvernement Guinée Conakry xamle yeneeni opération police amal na ko fa ba jot nañ ci jàpp ñetti téeméeri doomu aadama bile opération day wane ni rek bari na ay nit yu fay yeewoo te bokkunu fa loolu ba tey la nguur ga xamle jamono ji nag Guinée Conakry mi ngi jànkonteel ak ay manifestation yu tax ngir xeex ci ñetteelu mandat bi leen Alpha Condé bëgg imposer violence yu tukkee ca xeex yooyu lu toll ko fukki nit faat nañ leen fa rafale bi police ak gendarmerie bi di def jamono ji jubluwuñ ci dara lu dul génnee ña fa bokkul ci jamono ji nga xamante ni yëngu-yëngu yu metti am na ca Conakry benn haut responsable bu police moo ko xamle bu nu sukkandikoo ci agence France Presse. jërëjëf Adji Maguette Mali Georges Déthié Diop ak Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad dafay sopparniku parti politique. kilifay groupe armé boobee si xaatimoon accord déggoo bi amoon ca atub 2015 ñoo ko xamle samedi ak dimanche gi ñu weesu na loole nag li ko waral moo di dañoo bëgg ba ñu taxawal wala bokk jëfee accord bi nga xamante ne ñoom ñëpp xaatimoon nañ ko. Juma Diouf bu ñu sukkandikoo ci liy xew dëgg-dëgg ci terrain ba waaye tamit ngir gën a wuyoog bëgg-bëgg ñu ci suñu population bi war nañu fexe xalaat naka la ñuy tegee benn plateforme politique loolee la secrétaire général bu Haut Conseil de l'unité de l'Azawad xamle ci seen congrès bi ñu doon amal ca Kidal soppali Haut Conseil bi nag ci benn parti politique li ko wundu rek moo di ne fexe ba gën a ñongal accord bi ñu signé jëm ci naka la ñuy gën a fësalee jàmm ci biir dëkkandoo waaye tamit gën a fexe ba seen xeex wuyoog bëgg-bëggu population bi au conseil bi nag ñi ko formé ñu bëri nekkoon ay anciens membres bu groupe jihadiste Ansardine ay groupe armé yu bëri nag signé nañu accord boobee waaye tamit bàyyi lépp loo xam ne bokk na ci xeexum xaajaloo te gën a fexe naka la ñuy dugalee seen loxo ci société bu Mali ak ci l'armée ba beneen groupe boo xamante ne signé na boobee accord moom nekk mouvement national pour la libération de l'Azawad dina amal congrès ca Kidal niki le 30 novembre bii di ñëw loolee la benn dirigeant am xamle. soxna Juma Diouf jërëjëf Algérie ak magistrat ya fa ne ci grève illimité la juge yeeg procureur yi la ñu bëgg moo di moom seeni bopp ci wàllu liggéey maanaam indépendance syndicat national des magistrats di ñaawlu itam doxalinu pouvoir exécutif ci pouvoir judiciaire ñu bëgg gouvernement bi delluwaat ci dogal nga xamante ne jëloon na ko affecté lu toll ci ñetti junni magistrat ki ñetti junni juge ak ki procureur ñoom nag ñu ne boo moyut foofu ci Algérie grève boobee dana indil gàllankoor élection yi nga xamante ne ñu ngi ko dëgmal bu fekkee ne grève bi wéy na présidentielle bi am fas yéene am fukki fan ak ñaar ci weeru décembre surtout ñaar fukki candidat ak ñaar nag ci wàllu ci élection boobee ñoo déposé seeni dossier pour bokk ci jongante yooyee kuréel gi nga xam ne nag mooy saytu élection yi foofu ci Algérie juróom-ñaari fan la am ngir wax ban candidature la ñu nangu ak ban lañu nanguwul Alaaji Asan ci candidature yooyu nga xamante ne lim nañ ko sànq am na ñaari premier ministre woon ya ca bokk na ci Ali Benflis ak Abdel Majid Tebboune ñoom nag ñu fàttali rek ñu ngi bokk ci ñaar fukk ak ñaari candidat yi nga xamante ne déposé nañ seeni dossier ngir bokk ci jongante yi fukki fan ak ñaar ci weeru décembre gi ñu dëgmal. Mozambique moom wote nañu ba noppi président ba fa woon moo faluwaat ngir mandat juróomi at. mu ngi wuyoo Philippe Nyusi moom ñi nga xamante ne ñoo di commission électorale bi ñoo joxe yooyee résultat ci élection yu amoon fukki fan ak juróom ci weeru octobre gi ñu weesu moom téeméeri xob yoo jël daanaka moom juróom-ñaar fukki yeeg ñett ya ki nga xamante ne nag moom la gënoon di diiranteel ay mbag maanaam principal opposant moom téeméer boo jël ñaar fukk ak ñaar ya la moom mu ngi wuyoo Oussoufo Momad moom nag partem di Renamo dafa woote woon ajuma gi ñu weesu ngir ñu organiser waat ay élection ndax Renamo dafa jàpp ne càcc dafa bëri lool ci boobee élection te itam dañ doon tiital yenn ci électeurs ya jeex na jërëjëf Georges. RFM Sport.
Malal Junior Diagne ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi delloo ziar la Diassane. ñu waxtaanee coupe du monde gune yi am lu yees fukki at ak juróom-ñaar Sénégal am taxawaay bu rafet diggam ak États-Unis démb formateurs yi rafetlu ko lool. rafetlu na xale ya defee ba duma ñooñee di waa États-Unis dañ leen a yoxusu woon ca njël teel leen a dugal benn bit waaye tiituñu jànne xew ñu ak dal bu waaye itam jóge ci seen banc loolu nag kii di kuy tàggat ay gone ca jàmbaar di Abdoul Aziz Fall am na njàngat lu mu ca def. première mi-temps ba ñuy jël but bi équipe bi mu ngi woon en place taxaw vraiment rivaliser ak américains yi mais malheureusement but bi ñu ko jëlee c'était un moment boo xamante ne ni le Sénégal jouait bien waaye li ma ci gën a neex mooy bi ñu ko jëlee taxul ñu andi affolement jàqare donc dañoo continuer daal di def seen mënin gëm li ñuy def wóolu seen bopp vraiment di jouer football bi nga xam ne moom lañ leen xamee et ci kaw loolu nag ci la ñu égaliser bi ñu égaliser nag c'est juste fekk ñu war a dem à la mi-temps bi ñu dellusee ak changement yi coach Malick Daf apporté au milieu de terrain et en attaque dañoo gis benn équipe bu Sénégal bu gën a taxaw déggoo bi ndax gis nañ ne deuxième mi-temps bi pratiquement am na ñeenti joueurs jàmbaar yu dugg au milieu de terrain et en attaque loolu andiwaat beneen déggoo ci biir match bi mu permettre xale yi vraiment ñu dérouler seen football occasion yi ñu am ñu exploiter ko dugal ko te loolu nag mooy li nga xam ne moo am solo ci haut niveau boo ciy football occasion boo ko amee da nga koy dugal doo ko raté ndax lu ne mën naa xew ay fait de jeu mën nañoo changer match pour un rien et gëj naa dégg équipe bu Sénégal bu nekk ci haut niveau marqué 4 buts à son adversaire alors que dañ koo mëne woon 1-0 loolu la muy wone mooy xale yi dañoo am mental ci match bi. am ñu jàpp nag ni ñoom seen beneen jongante gannaaw ëllëg lay nekk seen diggante ak waa Pays-Bas nu wax itam ni ëllëg ci talaata ji waa Génération Foot daanu amal conférence de presse ak ca Thiès ci stade Lat Dior dañuy waajal mooy mercredi muy àllarba ji di ñëw dañu war a jouer jëm ci tour bu natub coupe CAF gi seen diggante ak équipe bu Bénin lay doon benn équipe la Bénin bu nekk foofu ca Bénin bu tudd école supérieure administration ak wàllu journalisme bu am équipe buy football foofa ca championnat ba ñoom nag àllarba ca ngoon la ñu war a laale ak waa équipe bu Bénin yooyu ñoom waa Génération Foot. équipe nationale A bi nag di magi gone yi ñoom Mamadou Niang jaar fa rafetlu na bu baax yéemu ci seen taxawaay. démb dafa nekkoon ci Ndakaaru ngir dafa doon jaay si ay mbiri waa Marseille mu profité wala ca wax la mu gisee équipe bi ci Coupe d'Afrique bi nga xam ni weesu nañu ko Mamadou Niang nag nekkoon na fi jamono dugal kat bu mag ci équipe nationale bu Sénégal bi ak ca Marseille googa ñu ne xale yi am nañu taxawaay bi te mën nañu donte sax dañoo ñàkk final bi waaye lii fi ne bu nu ko sànni nañu ko jooyante am lu ñu ca yokk ak bu ñu ca jàppee taw bàyyi ci Coupe d'Afrique bi di ñëw Sénégal mën naa am lu ko neex lool ci googule jongante loolee mooy jàngatu Mamadou Niang. basket bi ak Pathé Keita mi nu tegaat ci boppu Guédiawaye basket club. moom moo nekkoon président ba liggéey fa diir ñetti at ba mu jeexalee ba ñuy amal assemblée générale ci dimanche ji gars yi dañu koo booloo tàccu ni ko daal yëf yi yow du doon keneen mu nangu loola nee na nag léegi équipe bi gannaaw ba nga xam ne sanc nañ ko ba mu def ñetti at léegi seen bët ak seen yoon fii lay doon ñu déglu ko. équipe bu Guédiawaye basket académie parce que équipe bi yàggul ñetti at la am mais bu ñuy njëkk fal bureau bu bees bi dañoo ne woon dañuy liggéey ñaari at après ñu taxaw seetlu saytu ba pare jéem a xool ndax dañuy falaat beneen bureau donc loolu lañ def respecté loolu ñu waxoon ñu def ko donc am bureau bu bees donc bureau bi moom day jéem a yëggali liggéey bu ñu commencé woon parce que ñun lu ñu gën a yitteel mooy formation bi xale yi parce que bu ñëwee ba léegi si loolu la ñuy yëngu donc même ren sax lu koy firndeel mooy pratiquement peut-être catégorie Dakar CBA dafa dominé qualifié na ñaari final am na benn demi-finale boo xam ne joué guñu ko sax et puis jël na coupe au niveau des minimes garçons te pratiquement demi-finale yëpp qualifié woon na ko. suñu ambition aussi mooy yëg première division si garçon yi parce que qualifié nañ tournoi monté mais aussi fekk ñaari at ñu teg benn équipe fii senior parce que am na tamit xale yu ñuy tàggat actuellement. am na si ñoo xam ne vraiment fii benn at ñaari at dinañ mën am taxawaay bu dëgër pour mën a bokk ci championnat national élite bi. tabarkalla Alaaji Malal waay wi daana na dossier tey bi nag maison de production yi ak cooxe gi ci. waaw ma jàpp ni Malal la woyatul. waaw Alaaji man nag su ma woyee li may woy ñëpp dinañ jënd single bi. single ban morceau ngay woy. man xaalis laay woy. mooy sa thème yow. xaalis waaw guddeeg bëccëg. ñëpp a ko bëgg. yooyu maison de production Malal Junior Diagne cooxe gi bokk na ci li ko waral informel gi ñàkkum organisation ak it ni ñu ko junjee sànq ñàkkum kàngam yu bari ci wàllum woy ci Sénégal gëstu bu soxna Nafissatou Sylla
industrie musicale bu teguwul ci yoon di jural gàllankoor liggéey bi système bu yembul loolee di faagaagal maison de production yi di leen jural ay jafe-jafe ngir ñu daal di mën a sukkaliku loolee di xalaatu journaliste culturel bi di Fadel Lo. balaa ngaa wax maison de production kay da ngay wax industrie musicale moo amul fii ci Sénégal maison de production moom yi tax ñuy wax dëgg yàlla bariwul Sénégal boo weesoo Prince Art bi nga xam ni moom lañ ci gën a xam moo ci gën a xarañ daal à part ça boo nee Konaté studio wala nga ni boo Baba Amdi doo ci tegaat beneen boo xam ni vraiment mu ngi liggéey wala yëg nañ ko mu ngi def ay production de manière régulière studio yi li leen intéressé mooy artiste bi ñëw ñu enregistré ñu dem donc problème bi kay mooy environnement juridique bu production musicale moo amul déjà dañuy mun a wax loolu problème la bu ñu war a mun a régler balaa ñoo mun a wax sax existence su secteur boobu. su weesoo jafe-jafe yooyee di gaaw a découragé loo ñii di producteurs yi Michael Souma di cadre production ca RTS jàpp ni maison de production yi itamit dañuy faral di soxla ay waykat yu xarañ su ko mooyee duñu gis jàmm. dafa laaj xaalis bu bare production tey soo seetloo sax ci wàllu showbiz bi fii ci Sénégal man xam nga sax ndax mun nañu wax ne showbiz am na réellement fii Sénégal parce que li nga xam ne mooy maison de production yeeg maison de promotion yeeg xaw nañu néew fii ci suñu dëkk Sénégal maison de production pour doxaloo ko il faut que muy am ay rentrée d'argent donc di produire artiste di ko fay di dépenser lu bare te doo am dara en retour dafa metti donc je pense que loolu moo tax ñu ci bare ils ont déposé les clés plus nga am ay artistes yu am talent plus sa maison bi di gën a dox plus gars yi gën ci bàyyi xel ci sama maison de production. maison de production bu amul ay artistes yu xarañ nag dana tax lii di showbiz bi du mën a dem loole tamit daal di dagan ci waykat bi ndax bu amul maison de production bu baax moom itam du mën a dem lu soxal nag di Pape Diouf jóge ci Prince Art ngir daal di demal boppam am ñu jàpp ni du yomb loolu. waa du xam naa ni moom du yomb pour Pape Diouf Prince Art ñoom ñoo defar Pape Diouf wax dëgg yàlla te avant Pape Diouf amoon nañ yeneen i artistes yoo xam ni pratiquement foofu lañ jaar ci mel ni Cheikh Lo bu atteindre benn niveau international Jololi la jaar te Jololi moo jur Prince Art te fi ñu toll nii am nañ Titi am nañ Aïda Samb am nañ Pape Birahim te ñooñ boo xoolee artistes yooyu yëpp ñoom ñoo leen defar comme ni defare woon Pape Diouf. yaakaar naa ne du mun dem parce que am na ñu bari ñu ko tenté te yeggul fenn je pense que moom chance bi mu am mooy maison de production boobu di Universal jàppale ko def naa moom moo ko yóbbaale ba mu mën a ubbi en fait affaire boppam. ak ni mu mënti demee nag secteur musique si boppam fii ci Sénégal xam na ay jiixi jaaxa lu bari yoon ñu gis ni nag jamono ji li gën a temb mooy fexe ba daal di jubbanti yoon bi ñëpp mën cee gis seen bopp. nga xamante mooy dem ak dikk bi ci Ndakaaru ndax projet yi nguur gu Sénégal sumb muy BRT bi ci wàllu bus rapide transit di autopont yi maanaam li nga xamante ne mooy pont bi jaar ci VDN bi ba ci saxaar gi nga xamante ni mooy gu gaaw gi di TER bi ndax dina daal di baral boobépp dem ak dikk ci Ndakaaru mooy waxtaan week RFM ak ñun ci téléphone bi monsieur Khadim Cissé mooy directeur des études et stratégies ca CETUD sëñ Cissé ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ Assane. niñ ko waxee yaakaar nga en tout cas noonu la war a demee projet yu mag yi ñu sumb yëpp rawatina BRT gi daal di rataxal dem bi Ndakaaru. waaw BRT de noonu lañu ko xalaatee ñun ñi nga xam ne ay ingénieurs ki technicien lañ. def nañ études yi. ñu fàttali ne projet bi du léegi tàmbali nañ études yi depuis 2013 ba 2017. ku jël noonu temps jàngat ko bu baax a baax. 2007 ba léegi tamit ñu ngi ciy liggéey maanaam luy wax lu appel d'offre yi sànq maa ngi déglu ci xibaar yi kuy wax sànq naan ñi nga xam ne BRT bi laal na leen ñoo xam ne ña ngay jàmbat. waaye yaakaar naa am na lu ñu ci war a jubbanti. ndax bu ñu xoolee 2018 bi ñu noppee étude technique yi ba ne fii lay war a jaar 2018 bépp dañoo recensé maanaam xool ñi nga xam ne dana leen laal ñu wàññi leen ñoom ñëpp ñu toll. xam na loolu ay procédures ñu ngi ko def ak banque mondiale bi nga xam ne moom mooy financer projet bi lu ci bari. ak état bi autorité administrative yi gouverneur préfet ñëpp ak ay commission ba ñi nga xam ne ñoom la projet bi laal muy ñu war a dàmp. am nañ ñu leen représenté ñoom ay kuréel lañ tegoon ñoom ñëpp di leen di seq ak ñoom liggéey bi fi mu toll nii bu ngeen demee Grand Médine fi nga xam ne moo sës ci pont bi nga xam ne foofu war nañ faa def benn station ñi nga xam ne si seen i kër la ñu war a laal ñooñu fay nañ leen ba ñu dem te déggu leen kenn ku ci jàmbat. ñu fa demee nii ngeen fekk kër yi nga xam ne ñoom la ñu war a jël ñoom seen i borom bàyyi génn nañ ba dem ba toxu te kenn déggu leen am kon nga xam ne 2019 yëpp ñu ngi ci doon liggéey ak ñoom te coowamu ci xëy na nag buñ demee ba ne tey lañ koy lancé du ñàkk ñoo xam ne. xëy na danañ yëkkati seen i kàddu yooyu xëy na am na leneen luñ ci jublu loolu du ma ci sori ndax man technicien la waaye li nga xam ne liggéey bi nga xam ne ñun doon nañ def ñu technicien daal mooy loolu. BRT bi ni ñu ko xalaatee mooy ne fii ñu toll nii ci Ndakaaru
oto yi bari nañu bu nu bàyyee noonu defuñu dara. nit ñi continuer dem seeni oto di bëgg danañ dem ba duñ fi xajati. dëgg la li ñu xalaat xam ne dëkk yu bari tamit noonu lay doxee ñu xalaat ne li ñuy wax transport public am demukaay yoo xam ne mooy gën a mucc ayib. nga xam ne oto yi du bari. waaye dana mën a yóbbu nit ñu bari. jàpp nañ ne loolu mooy saafara si nga xam ne si moom lañ war a jublu ba yombal dem léegi dikk bi